asalaamaaleykum mbokku téléspectateur Infos Rewmi asalaamaaleykum mbokku internet yi tey nag ñu ngi dalal ki nga xamante ni moom mooy Mapenda Faye bu neen Mapenda Faye nekk nag membre collectif bi nga xamante ni ñoom ñooy aar lépp li nga xamante ni moom mooy nekk fii ci diwaanu commune Nord Mapenda ñu bàyyi la nga nuyoog waa téléspectateur Infos Rewmi ak internet yi. salaamaaleykum waaw maa ngi leen di nuyu di leen ziar di leen remercier ci opportunité bi ngeen ñu may nii pour ñu mën a communiquer ak askanu Sénégal. askanu diaspora bi askanu département Pikine particulièrement askanu Pikine Nord di nuyu internautes yi nga xamante ni yëpp ñu ngi leen di suivre vraiment di ñaan yàlla suñu borom ci kàttanam aussi liggéey mu jàpp ci bu baax a baax. Mapenda ñu gis ne àllarba bi ñu weesu def ngeen li nga xamante ni moom mooy point de presse ngir wax askan wi li nga xamante ni moom mooy théâtre de verdure bi nga xamante ni moo nekk ci Pikine Nord anam bi nga xamante ni moom lañ ko joxee ki nga xamante ni moom mooy promoteur bi te maire bii di Amadou Diarra def ko ana yéen ban gis-gis ngeen am ci loolu ba def point de presse bi. waaw gis-gis biñ ci am moom mooy biñ ko dégloo ba pare ndax li jiitu mooy ñun acteurs culturels yi moo am ñenn ci ñoom ñu ñëw seet suñu fii dañoo jàpp ni théâtre de verdure bi maire bi da ko jaay biñ ñëwee wax ñu ne leen ñun nekkuñu conseiller ci maire bi nekkuñu agent ci maire bi léegi dañ leen di mettre en rapport ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci maire bi ngeen dem seeti leen muy conseillers municipaux yi ak adjoint au maire yi. biñ demee ci conseil municipal ak adjoint au maire yi ñoom ñu jot a seeti ñoom ñu leen wax dëgg yàlla li ngeen ñuy laaj xamuñu ci dara terme protocole d'accord bi xamuñu ci dara ñu toog di déglu ba le maire aussi ñu invité ko ci benn panel bi mu demee aussi mu joxee information yi bi mu ko joxee man bi ma ko yëgee ñoom bi ñu waxee bi ma ko yëgee ñu sol suñu daal ñun aussi dem seeti ay conseils yu bokk ci maire bi ñu ci bëri seen kër bi ñu leen laajee ñu ne ñu li ngeen ñuy wax sax ci yéen lañ ko yëgee am ay adjoint au maire aussi yu nekk ci maire bi ñu dem laaj leen ñu ne ñu li ngeen di wax nii wax dëgg yàlla xamuñu ci dara luñ ci mën a wax parce que le maire Amadou Diarra conseil municipal bi passé interpellé nañ ko ci lii mën nañu suba dina ko publier te ba léegi publier guñ ko loolu moo tax nag aussi ñun ñu jug askanu Pikine Nord ne nañ jug taxaw wax ak moom ndax wax dëgg yàlla dafa nekk lu nga xamante ni mënoo jël lu toll ni infrastructure bu nga xamante ni édifice public la nekk centre culturel nekk patrimoine commune bi nga ne jox naa ko benn promoteur pour 15 ans ci biir 15 ans yi 75% yi moom moo ko moom 25% yi commune bi moo ko moom. te ba tey munoo wax ni ñaata la investir ñaata la war a def démb bon dafa mel ni dégg naa ci nit ñi man sax dégg naa ci nit ñu ne nee na xaw ma waajee def 160 millions xaw ma 200 millions xaw ma nangam mais moom liñ koy demandé ba léegi tey ñu ngi taxaw ba foofu tey di ko demandé benn aussi ñu am lu nga xamante ni jàpp naa ni toll na nag aussi pour li mu xamul ñu xamal ko parce que yaakaar naa ni dafa xamul lu bari vraiment li ma ko jàppee daal mooy bari na lu nga xamante ni nii ump na ko ci xam-xam bi nga moom la ñu war a gérer collectivité locale mooy dafa am lu ñuy wax business plan pour mu xam ko. te li tax may insisté ci loolu mooy bi mooy deuxième projet bu mu def bu nga xamante ni mënul présenter nañu business plan parce que Marcel Zeng moo jiitu woon lii biñ ko laajee business plan Marcel Zeng il n'était pas en mesure de fournir le business plan mooy xamu ko mu duggaat ci bii aussi ñuy laaj business plan ba léegi mënu ko génnee mooy xamu ko ñu bokk ko jàngal nag jox ko leçon ne ko protocole d'accord bu mu war a signé ak promoteur bu mu mën di doon business plan bi moo ko déterminé léegi business plan boobu aussi soxla nañ ko parce que business plan bi mooy déterminer protocole d'accord bi. bu ko xamul nag après bu ñu laajee dinañ ko tojal ci détail wax dëgg yàlla lan mooy business plan ak lan moo koy constituer mais liñ koy laaj daal mooy business plan bi ko promoteur bi proposé pour mu d'accord ak moom ci terme accord yi mu d'accord moom ñu ngi koy laaj pour mu wax dëgg yàlla leeral ci askan wi ba pare publier ko askan wi gis ko protocole d'accord aussi bi nga xam te moom la signé ak waa ji parce que ci ay wax rek la nekk te institution aussi kenn ko yore ci ay wax institution këyit moo ko yore ba ñuy wax ba léegi benn këyit bu mu mës a génne teg ko ci loxo sax amul ñu koy laaj aussi protocole d'accord boobu wax dëgg yàlla ñun xëy na duñ fi toog ni am nañ prérogative wu di ko demander parce que li ñu yoon may mooy ñu dem mairie ba gis secrétaire municipal demander ko bàyyi fa li nga xamante ni xëy na mooy charge yi nga xamante ni moom la ci war a def pour jox ñu ko bu dee timbre ñu war a fay ñoo ko war a jënd bu dee photocopie ñoo ko war a def mais loolu duñ ci yegg parce que le conseil municipal yoragul adjoint au maire yoragu ko population buy dem aussi da ngay maire bi da nga yaakaar naa da ngay perdre sa temps léegi nag li ñu koy demandé mooy jusqu'à présent fi ñu toogoon lañ toog ñu ngi koy demandé que vraiment les documents yi nga xamante mooy documents yi officiels mu génn ko pour nit ñi mën a xam les tenants et les aboutissants de ce protocole d'accord wala de cette convention. kon bu ñu déggoo wax ci bu baax da ngeen jàpp ne ki nga xamante ni moom mooy maire bi lii di théâtre de verdure bi da koo jël def ko yëfi boppam ndaxte ba mu demee bay accordel promoteur bi pàcc bi le ana yéen fa ngeen nekkoon yéen waa ñi nga xamante ni yéenay collectif bi. non ñun mënuñu ci dara suñu yoon nekku ci parce que moom dañ ko fal
wax naa ko début mandaam yàlla moo dogal ñu fal ko pour 5 ans ñu nangul ko fu ñu dajeeg moom aussi jox ko cëru kilifa boobu mais fal bi ñu ko fal aussi gestion culture locale mooy sëñ bi dañ laa dénk moomoo dañ ko dénk bi ñu ko dénkee nag dafa am ay chartes yu nga xamante ni moom moo ko encadré ci dénk boobu ñu ko dénk parce que dañoo jël wax dëgg yàlla responsabilité Pikine Nord sur le plan administratif mooy l'exécutif local ñu dénk ko jël koom gi nga xamante ni moo fi ne ñu koy saytu ak conseil municipal bu conseil municipal saytoo ba pare moom mu yore dogal bi nga xamante ni moom mooy mujj ci loolu dañ ko nangul donc ñun suñu yoon nekku ci ni muy gérer li ñuy wax ni aussi li ma ci bëgg a préciser mooy du ay combat politique bu jotee xam na ma xam naa ko yàgg nañu ci terrain bi di politique xamante nañ bu baax li ñu war a def dañ koy def moom xam na ma bu baax xam na kan mooy Mapenda moom xam na ma bu baax a baax bu politique jotee dañuy politique jotagul nous ne sommes pas encore à l'heure du bilan bu ñu fa tollee bilan lay def ñi bëgg maire bi ñi ko bëgg je dis bien dinañ proposer un programme alternatif population xal ki leen neex mais li ñu wax ni c'est un combat citoyen parce que encore une fois Théâtre de Verdure bi patrimoine commune bi la nit mënoo cee jël engagement bu nga xamante ne engagement bu jëm ci fukki at ak juróom la te mënoo cee génne benn kayit lañ koy laaj pour mu génne ko encore une fois amuñu woon fenn fu ñu nekkoon ñu ngi woon ci suñuy soxla comme ni ñu mësee nekkee ci suñuy soxla lépp lu mës a dugg aussi moom moo ci dugg pendant 5 ans mi ngi gérer je pense que deuxième fois baa ngi ñu koy interpeller ci ay projet marché Zeng c'était la même chose benn waay la romb buy taxawaalu ci mbedd mi yorul ñaar dërëm mu ne ut naa benn promoteur bu nga xamante ne yor na 7 milliards projet marché Zeng promoteur bi nga xam moom la jëloon mu un certain Mafal Gueye dëkk HLM ñu dëkk HLM xam nañu Mafal Gueye amul 7 milliards ñu dëkk ak moom ñi xam Mafal Gueye xam amul 7 milliards Mafal Gueye Pikine Est la njëkkee ak le maire Issakha Diop signé ak moom convention bu mel ni bi mu signé ak Amadou Diarra ñu jox ko marché syndicat le préfet le sous-préfet les délégués de Pikine du marché syndicat def recensement yi def lépp ñu jox ay délai mu signé ak protocole ak ñoom délai yi dem ba passé ba ñu fàtte ñooñu dañu bëgg a dénoncer protocole ba parce que amul lu mu liggéey syndicat ku mun liggéey syndicat mun liggéey marché Zeng c'était un deal li ma doon wax li ma ko wax naa ko c'était le deal du siècle te li may wax nii wax ci otoom daje nañ maa ngi moom xam na ma bu baax bi ñu dajee maa ngi moom moo ma yóbbu ci otoom kër Amadou Gueye Koutaay jour boobu ñoo ànd man ak moom moo ma déposé bi ñu dajee man ko sawaay mu ne ma man ko commerçant yi li ñu ma wax ni yaa ko wax bu dee yaa ko wax waxoo dëgg parce que loolu mënul nekk xam na ma il me connaît très bien te li ma ko waxoon waxoo dëgg bi jug jotee aussi maag commerçant yi ñoo ànd nëbbatuuma ci maag commerçant yi ñoo ànd dem préfecture mu toog ma toog préfet di wax muy dégg may wax muy dégg bi ñu fa jógee aussi toutes les démarches yi ñu waroon def nañ ko ci ba mu mujjee fi mu war a mujjee donc qu'il arrête wax yi muy wax xam nga nit aussi boo nekkee kilifa da ngay wax dëgg mais il a de mauvais rapports avec la vérité Diarra loolu mooy problème du wax dëgg nit nag boo jiitee ay nit nekk kilifa pour man rien ne doit plus juste que ce qui sert de mesure à tout te Pikine Nord fi ñu toll nii mu nekk fi maire moo waroon servir de mesure à tout mais malheureusement il dit jamais la vérité. ginnaaw bi mu nekkee maire ñu faloon ko jékki-jékki folli ko jékki-jékki falaat ko askan boobu ko fal tey ana ñu tey. non askan bi ñu ngi fi mooy li ma la wax nangul nañ ko xam nga man du ma ñëwaat ci fal gi li may wax ñëpp mooy li ma gëm yàlla sunu borom nguur moo ko yore nguur kun la yàlla mooy fell ci nguuram di joxe nguur yàlla moo ko joxe yàlla mooy toog ni at bii kat 2014 nguur gi Pikine Nord Amadou Diarra laa ko sédd moo koy jël beneen commune diw la yàlla mooy joxe nguur nit ñi dañuy sabablu rek yàlla jox na ko nguur googu nangu nee naa la nguur gi du lu ñuy contesté fu ñu dajee monsieur le maire lañ koy jox ko cëram bi mu moom ça il le sait mais leneen bu jotee aussi lu ñu koy wax dañ ko koy wax ça il le sait moom xam na loolu bu baax a baax nee naa la politique bu jotee xam na kan mooy Mapenda moom xam na ma bu baax a baax ci politique bu jotee bu rombee nag romb na li may wax gars yi la politique dafa am temps nous ne sommes pas dans le temps de la politique man politique c'est le temps d'une élection laa koy def bu jotee nag ma def ko li ma ci war a def yëpp ma def ko bu ma ko passé aussi ma nekk ci samay mbiru bopp parce que politique dund lu ma dafa nekk lu ma bëgg ma koy def. tant que ma ci nag dinaa ko def. mën nañu jàpp ne mbir mi nekkul mbirum politique mbirum askan bi la ana yéen kon lan moo leen neexul pourcentage bi la wala li nga xamante ni moom mooy durée bi. sëñ bi dafa mel ni déggoo ma de balaa ñuy wax ci pourcentage ak durée lu mën di xew ay këyit nee naa la c'est une institution du ay wax moo ko yore institution duñ ko yore ci mbedd mënoo signer convention bu nga xamante ni ak benn promoteur convention bi conseillers municipaux yi xamuñu lu ci ne adjoint au maire yi xamuñu lu ci ne askan wi xamuñu lu ci ne ñu mën a toog di la seetaan li jiitu mooy na kayit yi génn ba pare bu ñu xoolee kayit yi bu dee lu jaadu ñu xam ne jaadu na parce que moom moo war a dogal bu conseil municipal voté ba pare moom la ñuy jiital moo yore dogal bi nee naa la moom mooy exécuter le conseil municipal mooy organe de délibération bu ñu jëlee ba pare ratifié moom moo war a dem loolu ñu exécuter moo koy signé mais léegi loolu la ñuy xaar ba xam lan la signé parce que booy signé ci ay turu nit ay conseillers municipaux ngay signé ci seen tur ñoom ñu war a yore dogal bi jiital la sant la ne la mën ngaa signé même buñ la ko santee booy signé ba pare mais mënoo toog ba pare signé ba pare ñooñu la santoon xamuñu lan nga signé lan la ñuy demandé ñun on demande ni moins ni plus
maire bi maire la c'est une institution moo ko yore kayit yi maire bi yore yi mu signé ci turu maire bi na ko jox conseil au moins ñun tamit buñ ko joxul na ko jox conseil. kon da ngaa bëgg a wax ne li nga xamante ni xayma na ko dogal ko conseil yoruñu ko. xamuñu ci dara li ma la wax kañ lu leer la dañoo dem ci turu conseil benn conseil xamu ci dara dama la adjoint au maire yi gën a jege conseil nga xam ñoo gën a jege ñoom ñooy membre bureau municipal di préparer session ordre du jour conseil municipal xamuñu ci dara loolu kañ moo gën a yéeme lépp léegi nag lu adjoint au maire xamul dara conseil xamu ci dara mais askan wi aussi da ciy am jaaxle ñooñu ñu xamul dara askan wi xamu ci dara ñu nag liñ koy laaj mooy la mu bind ci ay kii na ko génnee wax ji muy wax ni dafa bari wax jee bari li muy wax nii yëpp waxuñu ko xam nga problème mooy li ma la wax rek ñun newuñ ci affaire politique Jara bu dee dañuy politique du ñun ak moom aujourd'hui ñun ak moom débat bi mu ñuy woo débat politique moom du ma ko ci fekk parce que dootul ñun ak moom ñun Benno Bokk Yaakaar lañu élection bërki dem lañ ci jógee matul 1 an il était 4e 7000 voix moo nekk suñu diggante bu ñuy wax politique dootul force la ñuy waxal politique mais du Amadou Jara ñun ak moom dootuñu nawle ci politique ci commune bi donc waxuñu ak moom politique li ñuy wax waxu combat citoyen la na yem ci combat citoyen boobu li mu ñuy woo duñu ci wax ak moom parce que jàpp nañ ni bokkatul ci jeu bi il n'est nekkatul ci game bi moom il n'est plus dans le jeu nekkatul ci Pikine Nord fii il n'est plus dans le jeu mënul nekk ñun nag du génn ci jeu bi nga koy joxaat opportunité bu ñuy wax ak moom politique mooy meilleure opportunité mu ñëwaat cette chance là duñ ko may bokkatul ci jeu bi il n'est plus dans le jeu il est 4e derrière nous da ngay gestu boo gestoo Idy 2012 ngay gis nga gestuwaat gis coalition Sonko nga soog a gestu ca ginnaaw seen takk nderam doo ko sax seen moom jëmam il est loin derrière nous donc waxu politique liyeetuñu ñun ak moom on boxe plus sur le même ring ci politique waxuñu ak moom waxu politique on parle d'un combat citoyen bi ci la ñu yem bu politique jotee dinañ ko def ak ñi ñu ko war a defandool parce que moom bokkatu ci. ginnaaw bi nga xamante ni jóge nañ ci vers du théâtre bi ñu tàbb yéen ci li nga xamante ni moom mooy éclairage public bi gox bi fan la toll ci wàllum lampadaire yi. grand mooy li ma la wax dama ni la débat boobu yàlla xam na du ma ci dugg nous ne sommes pas encore à l'heure du bilan man je suis un acteur politique averti li mu def ci lampadaire li mu deful ci loolu ce sera à l'heure du bilan heure bilan bu jotee boo ñëwee fii dinaa la defal un bilan objectif de la gestion municipale parce que xam naa ko mën naa ko mais tollu guñ ci fi ñu toll nii li ñu toll xam nga may lan li ñu dajale man ma ciy wax parce que du man rek maa ko moom samay nawle laa ko bokkal ñun ñëpp ñu daje pour benn mbir donc may wax damay yem ci mbir moom kese suba nag bu dee man damay wax intitut personnel ci sama turu bopp xëy na mën naa wax ci loolu wala bis bu ñu ci tollee yaakaar naa ne boo ñëwee liñ ci bëgg a xam yëpp ak liñ ci bëggul a xam sax naa la ko bu neexee yàlla incha allah. yaakaar naa ne wax nga ñu ko te li nga ci wax tamit leer na naa ñi dañ lay bàyyi nga tàggatoo ak téléspectateur Infos Rewmi ak ñi nga xamante ni ñoo leen di seetaan. waaw maa ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di leen remercier waat aussi ci li ma leen wax sànq rek opportunité bi ngeen ñu may pour ñu jàkkaarloog askanu Sénégal jàkkaarloog diaspora sénégalaise bi jàkkaarloog askanu département Pikine particulièrement askanu Pikine Nord pour wax ak ñoom ci li nga xamante ne nii préoccupation askan wi la ñu jug aussi ànd ci ak askan wi di ci dox li may wax nit ñi nag c'est pas un combat dañuy jug pour leerlu te am nañ droit leerlu li ñuy ñaan maire mooy mu leeral ñu mais leeral bi aussi na ko teg ci administration parce que administration ay kayit ñoo ko yore mais du wax ju bëreeg tërëreeg yor làmmiñ bu rëy di waxal du loolu dañ ko dénk une institution bi li koy sàmm ak li koy saytu ay kayit la kayit yooyu nag lañ koy laaj wax dëgg yàlla bu ko mënee mettre à la disposition des conseils municipaux pas ñun des conseils municipaux des adjoints au maire pour que ñooñu suba buñ demee ci ñoom xëj na dinañu mën a wax lu nga xamante ni nii dinañu doy wala moom bu ko génnee xëy na bu ko joxee ñooñu askan wi dinañ ci jot parce que conseil bu nekk am nga quartier boo dëkk di nga ko mën a wax ak sa askan bu doyee nit ñi doy na nit ñi bu doyee nit ñi aussi ñu xam ne doyuñu mais loolu daal la ñuy demandé ñu lu ko ëpp wax dëgg yàlla ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm waaw